bismillaahi rahmaani rahiim salaam di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax ñu ñëw ci Guantanamo bi ngeen ngi wax moo nekk camp pénal te ki ñuy wax Modou Fall alias Boy Guinée Rëcceefa balaa maa ñëw ci cas boobu damay masaw ñi nga xamante ne ñoom la fa bàyyi parce que ñoo gën a metti la sax que moom mi dem parce que ñooñu tey dina tar dina metti trop si ñoom ñooñu mu fa bàyyi dinañu mel ni mburu ci biir fuur parce que man dama ko dund bu évasion amee biir kaso noonu maanaam nu ñuy mettre waa kaso bi en teneur man loolu dama ko dund saa yu évasion amee dañuy def quelqu'un dépone tout le monde paye te loolu franchement parler sama xam-xam pour man loolu du dëgg du yoon parce que ki rëcc moom la buñ ko jàppee nañ ko sanctionné di ñëwaat encore ci rëccu Modou Fall loolu moom dama ciy wax parce que lu tax ma ciy wax man dama xam kaso bu baax a baax xam 100 mètres carrés xam camp pénal assuré na assuré boo xamante ni foofu ñu wax Guantanamo original Guantanamo bi sa camp pénal bi moo gën a assuré boo leen bëggee dégg-dëgg tey nag dañ koy wax xam nga génne nañ fi benn titre bu turu lan ngeen ne duñ ko wax léegi nag tey dañuy am lu ñuy wax Guantanamo moo gën a assuré original Guantanamo loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax nee naa leen Boy Guinée moom bañ koy jàpp bas âge lañ ko jàppee te Boy Guinée du criminel ba tax ñu koy yóbbu Guantanamo man moo boobu dama koy bañ a dégg Guantanamo mooy lan mais Modou Fall ñu ko gën a criminel def fi ay crime yu salté mais la ñuy boole doomu aadama yi te dugalu leen Guantanamo mais pour lan ñuy dugal Modou Fall Guantanamo pour lan ñuy dugal Amdi Moustapha Guantanamo pour lan ñuy jël doomu sénégalais africain di ko dugal Guantanamo te ñun jugewuñu burkinabé ñun jugewuñu Sicile ñun du ñuy sicilien mais ban Sénégal lañ nekk dafa am loo xamante ni nit mooy tax sax nit doon ko muy lan injustice bi parce que Modou Fall moom doon na koo xamante ni moom lépp li mu def lépp dafa ne carrément moo ko def kon ki def ne la maa ko def attee ko Modou Fall xale bu ndaw la takk xale bu ndaw am ak moom leer bañ ko jàppee quelque temps suñu borom jël leer bi mu doon loo xamante ne day metti ci moom muy taxaw di ndellu naan atteele ma baatam yëpp atteele ma rek lay wax mais kon fale ko mu trouver solution mais solution boobu noonu mu trouver du loo xamante ni ay grillage la ay évasion dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax dama ne camp pénal moo gën a assuré Guantanamo boobu ngeen ngi dégg te dama bëgg man Guantanamo boobu ngeen ngi wax ngeen supprimer ko parce que nit boo ko jàppee di ko isolé loolu da koy sadik loo day tax mu soxor day tax mu doon loo xamante ni bokkul ci moom nit da nga koy booleeg nit muy dugg see biir nit ñi bu ko defee mu dajeeg bàyyi yàlla boo xamante ni sax dina ko mën a xelal benn wax boo xamante ni suñu borom mooy def loolu noonu ci nit parce que fii koo yaakaar yàlla yaakaar tey ji mun na toog ak benn Latir Mbaye ci biir néeg bi kooku ne ko waa mais yow sama waa ji yërëmal sa yaay yërëmal sa jabar xoolal sa doom deena loolu da nga koy indiwaat mais loolu la mooy tax du ko am parce que yaa ngi koy teqaleeg ñu nekk ay nit nit boo ko jàppee da nga koy booleeg ay nit ngir mu mën a nite te nit ku bëgg mu nite da nga koy booleeg ay nit ngir mu nite parce que mag ñi dañ koy wax parce que tey jii am na ñoo xamante ni ñoo gën a garaaw Modou Fall gën ko ñàng gën ko capable Modou Fall musul yor puso musul yor paaka loolu ku tegoon kaamil ma dóor sama loxo man parce que dama ko xam Modou Fall bu muy nekk à bas âge mineur di njëkk première kasoom man téye naa ko ci loxo wax ak moom mais nit boo bëggee mu nite da nga koy teg yëfu nit mais munoo jàpp ni sa bopp nit bëgg jàppee keneen leneen loolu day tax nit fipp te nit bu fippoo day yor benn infolie boo xamante ni xam nga day booleeg li ko metteeg li ko naqar rek xam nga li ko fa indi boo ko dajalee rek xol bi day fudd te pourtant am na 247 Modou Fall yoo xamante ni ñu ngi camp pénal lem seen genn toog ci ngir seen ngor mais chaque jour mooy lu ma leen di wax rek te yàlla tax di jéggaluwaat ci kàddu yi injustice bi loolu la rek Modou Fall loolu lay xeex injustice
mais atteel leen ma dafa neex yow la man la atteel ma mais loolu c'est beau kon gars yi nañuy delloo seen xel ci loolu waaw te yàlla rek a tax te bu leen fàtte ni Sénégal dañoo toll instant bi ni bu jamono yu ndóol problème ñëpp seen problème mooy lan xaalis dafa garaaw de dangay xool man la su may tey jii ki ngay liggéeyloo soit mention spéciale par tous les policiers les sapeurs les gendarmes les pénitentiaires ñëpp képp kuy sol tenue mention spéciale mais ñoom kan moo leen war a ëpp salaire kiy jàpp ak kiy garde kan moo war a ëpp sa morom salaire loolu question à part la mais lu ci mënti am ni leen yokkaatal seen salaire parce que xaalis c'est le pouvoir c'est le clé du monde bàyyi leen loolu xel bu baax a baax man du ma yor sama kaso tuddee ko wa foofu di fa denc ñoo xamante ne dañ naay délinquant ma defee ko tuddee ko wante na moo di fa dugal nit muy rëcc le faute à qui ban garde moo yoroon secteur boobu qui est le chef de secteur qui est le chef de poste ñoom ñett ñooñu ñoo ci am part responsabilité mais pas le adjoint ni le directeur lii duuf si nag lépp kenn mënu ko wax mais Modou Fall laa la wax du bandi point salaam yàlla na ñëpp am jàmm kon bu ko kenn def jàpp bandi parce que presque dalay def loo bandi da ngay sàcc pomme de terre ñu jàpp la bëgg la def ci journal yi média yi nga am buzz léegi yow bu neexee da ngay dolliwaat gars yi danañ yàlla dolli storaay mais delloo si waat leen seen xel te xam ne Modou Fall du bandi parce que ñu ko gën a capable gën ko dangereux la fa bàyyi ñu ànd ak seen ngor mais man damay ñëw di poser question diaspora bi Afrique Sénégal fépp partout dans le monde muy maanaam première question bi ma leen njëkk a poser mooy maanaam est-ce que nit mës na rëcc 12 fois kaso fii si Afrique ndax kan moo ko mës a def loolu sama première question loolu di ko laaj waa Afrique deuxième question bi mooy maanaam est-ce que nit am na sañ-sañu daw kaso dem di dëggal boppam bay woo ay média di wax lu mu quelque soit alpha loolu sama deuxième question sama troisième question bu leen fàtte ni Modou Fall ba muy daw dafa am kenn ku mu fa bàyyi woon mais ki mu fa bàyyi woon kan la Sénégal loolu lañu soxla lii duuf si nag li nag xajul si kin li avec Latir Mbaye rek non yaa salaamu nee naa leen luñ dañ koy wax ngeen ne duñ ko wax dañ koy wax parce que Modou Fall moom nit la mais Modou Fall boo ko jàppee dugal ko ci biir nit ñi ba pare xale la boo ko duggul ci biir nit ñi di ko xam nga di ko xañ indépendance am di ko soxorloo day dem ba am benn xel boo xam te nekkul ci moom waaw te yàlla rek a tax ngeen delloo si waat seen xel te xam ne nit dangay nite boo jàppee nit xamal nit nga jàppoo malal di bàyyi loolu xel waaw di ñëw ak yéen ci benn message boo xamante ne nar moo leen ko woon wax dama naroon bàyyi ba ci kanam ma doon leen ko wax mais foog ma wax ko bis ni ki tey volontaire naa man Latir Mbaye pour nekk député des détenus te bañu ma ci dara parce que Sénégal dafa am 33 prisons 33 prisons lan la jëriñ tey Sénégal fii 33 prisons jëriñul dara au contraire 33 prisons yi dafa gën a yàq jeunesse bi parce que da ngay gis xale bu ci dugg kaso vite fait balaa 3 jours une semaine nga delluwaat mais pour lan loolu nee naa leen ba tey solution wu loolu noonu man yor naa ko te ku ci ñëw ñu déggoo diisoo liggéey te yàlla tax léegi nag je suis la volontaire des députés des Jelman mais man li may wax dama ko gëm xam ko maîtriser ko par rapport ak ku ko maîtriser wul man lu may wax dama ko maîtriser lu ma def lu ne dama koo xam kon su ma nee député des détenus mais pourquoi pas
parce que tey benn Latir Mbaye am na benn xelu sax man la su Mbaye xam nga jéem a wàññi banditisme. sama première idée mooy lan yow mi nga xamante ne yow lañ tëj jàpp la tëj la 2 ans exemplaire 2 ans nga ñëw fa def agression ñu tëj la 2 ans mais c'est 1 an 6 mois mais man damay su ma ñëwee tey ba volontaire doon député des détenus man tey jii am naa xam-xam boo xamante ni bu ma ko tegee man kullu koo xamante ni mus détenu nga tëdd longo pen ba suñu borom def ba ngay génn si kàttanu yàlla booy génn di nga am lu baax loo génnee. parce que buñ la tëjee 2 ans man bu ma ñëwee présenté wu ma la su Mbaye dama jël 1 an 6 mois yoo xamante ni yow da nga koy liggéey ñu la ciy pointé mais loolu booy génn sa xaalis la yaa ko moom boo génnee doo nam mu sàcc doo soxla alalu jàmbur mais parce que da ngay xool déjà fee bi fu joroon am temps yi passé benn boy bu ñu gracier lan ngeen si dégg mu dem di sàcc rey mais pour lan muy def loolu pour lan man rafetlu ma ko sama morom tamit rafetlu ko parce que dafa ñaaw ku mu doonoon sa rakk mbaa sa mag kon du la neex surtout étranger boo xamante ne dafa jógee bàyyi ay mbokkam ñëw fii pour daan dooleem loolu noonu di ko dal. mes condoléances à tous les étudiants et les étudiantes que Dieu le bénisse à notre sœur yal na ko yàlla yërëm. parce que rafetlu ñu ko ñaaw na trop mais yàlla na ko yàlla yërëm ba pare policiers yi tamit nañ def seen enquête waaw parce que lii waral cause boobu yëpp mooy lu ma leen wax saa su ne rek parce que tey jii nit koo tëj 2 ans xaw ma 3 ans mu nekk ci kaso bi di tëdd kasoom 3 ans di entraîner di lekk ponkal toll nu ko neex am dooleem nekk xale bu ndaw nga gracier ko mu war a ñibbi këram. mu dem këram papam nekk ci ndóol yaayam mu nekk ci ndóol moom mu ñëw yëre yi nga xamante ne da ko fa bàyyi woon bu ñëwaatee du ko jot dàll yi nga xam ne da ko fa bàyyi woon bu ñëwee du ko jot kon kooku fa léegi moom yëre fa léegi moom dàll kon da koy uti mais te uti boobu noonu moo tax ma ne leen chaque jour man damay volontaire pour nekk député des détenus parce que man am naa idée wu dindi fi loolu noonu ci kàttanu yàlla si kaw état tamit mu nangul ma ko te yàlla rek a tax. parce que il est temps pour jeunesse bi yëpp am xëy bañ a namm dara bañ a soxlaay dara yi kenn ci kàttanu yàlla parce que dañoo am papa am yaay di delluwaat encore di dox ñi nga xamante ne mention ñi nga xamante ne ñoom la nekk si biir kaso bi ñoom it ñuy muñ te bu ñuy fàttee lenn chaque jour yàqalaate buñ nam kenn yàqal leen parce que nee naa leen ba tàyyi quelqu'un déconne tout le monde paye ñoom it kii nar a déconné ñoom nañ ko teg ci temps balaa ñëpp di paye bi ah di ñëwaat yéen ci ki nga xamante ne tam mooy Modou Fall bu ko neexoon tey du ku ñuy jàpp day dellu day bu ko neexoon tey du ku ñuy jàpp mais Modou Fall mooy ki nga xamante ne tey mooy rendraat boppam mu yéem waa Sénégal torop nag te da koy def ci kàttanu yàlla day rendrewaat boppam mais Modou Fall balaa moo rendre boppam moo tax mu def li mu def teel a wax ban cause moo tax mu daw lu waral lii moo waral daw Modou Fall mais Modou Fall mooy ki nga xamante ne bu waxee waa Sénégal tey lu waral mu daw yëpp ak lu waral lii yëpp moom après day delluwaat mais bëgg na tamit waa Sénégal di ko bàyyi xel parce que Modou Fall nit la mais dañ koy yóbbu foo xamante ne du bërëbu nit parce que la mooy wantana moo te am ñu gën a ñàng Modou Fall ay criminel international yu nekk ci biir kaso bi ñu boole leen nit ñi Modou Fall boolewul ñu ko nit ñi kon kooku du nite parce que bu doon nit la du évasé 12 fois mais yéen 12 fois évadé Modou Fall mel ni Modou Fall moom benn kayit Modou Fall du kayit bu leen ko def kayit mais boo leen ko jàppee jox leen ko li mu moom mooy lan àqam ak yelleefam boo leen ko joxee Modou Fall xelam du dem ci daw parce que Modou Fall moom amul leen loo xam ne da koy def mu bokk ci agressif man problème am yëpp dama ko xam A ba Z mais Modou Fall musul def lu agressif kon ku dul def lu agressif mënul maanaam waruñu ko mën a isolé xam nga kan lañu ay wante na mooy xam nga kan lañ fa war a yóbbu ki nga xamante ne day nekk ci kaso bi di jamaate wala muy dóore kookoo moom wante na moom parce que kooku jëful nit ku jëful nit kookoo yelool wante na moom ana am de Moustapha ku lu kuy nekk camp pénal kan moo gën a doon Baye Fall
te mu ngi Guantanamo te lan mooy problème bu mu nekk Guantanamo duñ ko wax. Amdy Moustapha doon na Baye Fall boo xamante ni moom bañ nekk ci kaso bi di ko tëdd bu ndox musaana ñàkk moom mooy ñëw néeg yëpp génnee bidon yi xam nga day bëri lool te garde yi du ñu wóolu ñëpp di root. Amdy Moustapha danaan leen teg leen bidon yëpp mu ñëw ramasser bidon yëpp rootal ñëpp. Amdy Moustapha mooy ki nga xamante ni bu korité di ñëw wala ay tabaski moom mooy yor maanaam liggéeyu kaso bi maanaam day ñëw di jàppale gars yi ci café Touba maanaam liggéeyu kaso bi Amdy Moustapha doon na fa koo xamante ni moom mooy chef ci loolu noonu ba dem ba gars yi def ko jëwriñ kon kooku yelloowul Guantanamo. Amdy Moustapha mooy ki nga xamante ni chaque àjjuma ñoom ñooy lal basan yi nga xamante ni ñoom la jaam ñi du jullee te bu ñu paree ñoom ñoo koy lemmi yor maanaam mooy lu mu la rek yor liggéeyu kaso bi nga xamante ni ñoom dañoo dem ba noppal li nga xamante ne mooy garde yi tey loolu noonu moom muy def tey pénitencier ñoo si jokkoon pour def ko mais Amdy Moustapha day jël charge boobu noonu dem ba waa kaso bi wóolu ko dem ba ñëpp wóolu ko nawloo ko. Amdy Moustapha da doon tëdd correctionnel daf fay at di génn ba ci biti di duggaatal boppam ngir lan joxoon amoon na confiance boo xamante ni permettre na ko muy dem ci biti di ñëwaat te attee guñ ko woon kon Amdy Moustapha bàyyi leen ko xel te xam ne nit la keneen ku dul Amdy Moustapha bàyyi leen ko xel te xam ne nit la du ñooy mbaam du ñooy burkinabé du ñooy étranger Afrique lañ dëkk Sénégal lañ dëkk nous sommes des Africains parce que bëgg sa réew mënul weesu li Modou Fall def mu am problème mu Gambie yaay Jammeh ñëw woolu ko mu ñëw toog ak moom ñu waxtaan ba jiboo Modou Fall bu doon band tey day ànd ak yaay Jammeh mais bëgg réewam ak fonk réewam ak respecté ay waa këram moo waral Modou Fall jugee Gambie ñëw réewam te bu mu ñëwee réewam dañ koo jàpp te ba léegi àttee guñ ko ngeen ne duñ ko wax lépp la ñuy wax. pause bu ñu ko yóbbee Guantanamo man dama ko maîtriser xam ci lu bari Amdy Moustapha li ko yóbbu Guantanamo du dara lu dul xeex ak xam ak yeleefam loolu lañu yóbbee Amdy Moustapha foofu mais bu leen fàttee mutinerie bu amoon 100 mètres carrés ba ñu rey ci doomu jàmbur ngeen ne duñ ko wax salaam na ñëpp am jàmm yaa salaam.